Sénégal fépp fu judub réew mi ne ci àdduna bi nuyu nañu leen dellu seeg yéen ci kennu askan wi ak mbégte kennu askan wi tey ñuy teewoo lu jamono ji daanaka ñu ngi koy waxtaane muy mbirum SAR muy société africaine de raffinage bi nga xamante ni moo yore lépp lu jëm ci wàllug pétrole boobu ñuy liggéey ngir anam yi nga xam ne lañ koy jëfandikoo ku nekk ci wàllu wa nga ko soxlaa mu mën a jàppandi daanañ ko gën a leeral gën leen xamle ak kër googule waaye li ci bees mooy kenn ca actionnaire yi ci gënoon a fës daf ca bàyyeekoo amoon lu toll booy xool ci capital ba fanweer ak ñeent ci téeméer boo jël muy loo xamante ne nii war naa mën a jur gàllankoor wala déet loolu tey daañu ko waxtaanee lu jëmit ci caution ba nga xamante ni déposé woon na ko ana lan la doon jariñ ak la mu ko jël lan la mën a jur si njeexital lu jëmit ci ligne de crédit bi ñaari boo ko xayma benn bi mu ngi toll ci 130 milliards bi ci des 163 milliards de francs CFA ñor si waxtaan ak Mady Diaité mi vice-président bu kuréel gi nga xamante ni mooy association pétrolière yu Sénégal mu war ñëw indil ay leeral ci anam yi nga xam ni noonu lañ si mën a gën a gindeekoo ndax Sénégal jamono ji ñu bari ñu ngi laaj ana fan la SAR di mujjee ak la mooy doon njeexitalam ci la askan wi di jëfandikoo ci lépp luy xeetu lu ñuy jëfandikoo ci wàllu énergie bàyyi ko ci pétrole asalaamaaleykum Diaité mbégte dalal la ci kennu askan wi. waaleykum salaam Khalifa. alors xibaar bi foog naa ni xam nañu ko mooy démission bu Khadim Ba Locafrique bokkoon ci conseil d'administration bu SAR bokkoon ci ak doonoon actionnaire majoritaire. bi mu si bàyyeekoo ndax loolu doon na loo xamante ni xëy na yéen en tant que ñu nekk ci milieu bi doon na lu ngeen doon xaar wala lu ngeen ragaloon wala lu ngeen njortoon wala lu leen bett la. jërëjëf Khalifa maa ngi lay gërëm di la nuyu di remercier aussi ITV ci invitation bi. ci turu association sénégalaise des pétroliers bi nga xamante ni man maay vice-président bi nga xam maa yor wàllu ku kàddu gi. très bien. donc démission bi dëgg-dëgg bett nañu du loo xamante ni xaar nañ ko parce que jàpp nañ ni moom def na ay projection jël na ay risques am ñëw na tey gis nañ ni Sénégal découvrir nañ pétrole ñëpp ñu ngi waxtaanee fi mu toll ndax SAR dañuy yokk capacité am ndax dañ koy mettre à niveau. ci contexte boobu bu actionnaire majoritaire bi ne bàyyi na. lu ñu bett lay doon te aussi dinañu dugal ci njaqare. très bien donc daañu gën a tasaare mais déjà pour askan wi gën a comprendre SAR daanaka nguur gi bokk na ci ab loxo mu ngi ci biir. waaye am na ñeneen ñu ko seeq ñoo xamante ni ci wàllu privé bi la ñu bokk ndax mën nga ñu expliquer un peu nomenclature bi ni mu bindoo. waaw SAR société la boo xamante ni société publique la woon. état bee ko moomoon. ay jamono ci ginnaaw SAR amoon na jafe-jafe ci fin wu année 90 yi. ñu fàttali ne Léopold Senghor moo ko inauguré déjà. waaw moo ko inauguré en 1964. c'est ça tout à fait. voilà parce que outil la boo xam 1960 lañ ko defar mais 1964 lañ ko inauguré. muy dox boobu ba léegi nag matériel bi fi ne woon moo fi ne ba léegi. ki ñuy wax Sodi Ben Laden ay jamono ci ginnaaw groupe Sodi Ben Laden di groupe saoudien ñëwoon nañ ba jël 34% ci actionnariat SAR. mooy ba ko état bi commencé yaatal. Petrosen nag moo yor action état bi ci biir SAR. mais état bi yaatal na ko ak action état bi mu ngi tolloon ci 28%. ay jamono mais évolué na parce que léegi Total mu ngi ci actionnariat bi. groupe Sodi Ben Laden part yi mu yoroon di 34%. moom la jaay groupe Locafrique bi nga xamante ni Khadim Ba moo ko yore. Sodi Ben Laden am na nag ci base yoo xamante ni ci la jëlee woon actionnariat yooyu. mooy dafa waroon financer redéploiement industriel bu SAR. maanaam mooy ñu yokk capacité SAR. ñu yokk production ñu yokk extension ñi def extension bi. jël ay suuf yoo nga xamante ni wër na SAR. yokk ci ay mbànd yokk ay unité de production pour que bu doon produire benn mu mën a produire lu ko ëpp. loolu mooy extension industrielle. alors ci base yooyu tamit le groupe Locafrique ñëwee. ba ñu ñëwee ñun ñëpp amoon nañ yaakaar nag parce que vraiment société sénégalaise doomu réew mi. dem na ba ci biir mu décider ni dafay génn. alors bi Sodi Ben Laden di dem dafa tëlee moo tax mu dem wala sumboon na liggéey bi. Sodi Ben Laden nag musul sumb liggéey bi. diggee woon na ko ba ñu defoon benn étude cabinet bu ñuy wax SITAC. def benn étude wax ni SAR option yi ñoo fi ne. soit SAR dañ koy def hub logistique. wala SAR dañuy def extension bi yokk ko bu ñu ko bëggee yokk nag lii ak lii mooy li ñuy wax goulot d'étranglement. mooy lii moo tere SAR ubbeeku bu ñu teggee li teg ko nële
daañu mën a yokk capacité SAR bi ñu xayma ko ba xam nangam la ci ay koppor. loolu mu ngi ci rapport bi Sody Ben Laden diggee ko. ba mu ko diggee toog na lu yàgg deful dara. ba mu toogee lu yàgg deful dara administrateurs yi interpellé ko acteurs yi interpellé ko. mu dem ba ci biir mu décidé ni moom dafay bàyyi. ba mu décidé ni dafay bàyyi paar yi toog nañu at mbaalu ko ëpp di ko jaay. ba ni ko Locafrique jëndee. ba mu koy jënd it ci anam yooyu la ko jëlee. mooy dinañ ñëw investir moderniser SAR bu ko defee ñu mën a yokk capacité. mu ñaata at boobu ak léegi. ba ko Sody Ben Laden wala Locafrique. Locafrique. Locafrique tey yaakaar naa ñu ngi ci ñetti at léegi. waaw donc décidé nañ pour dem. c'est dommage. waaw très bien te ba tey amul lenn loo xamante ne ni lu leer la lu waral wala njorteesul ne xëy na li yóbbu ñu la moo leen yóbbu wala yu demee noonu. xam nga mën nañoo bañ a bokk ay raison mën nañ koo bokk it. parce que boo ñëwee ci société yaa ngi xool gestion bi yaa ngi xool transparence bi. yaa ngi xool rentabilité bi ndaxte ci ay jamono ci ginnaaw doon nañ dégg ci média yi. ni waa Locafrique ñu ngi doon contesté maanaam. chiffres yi nga xamante ni ñoom lañ fa fekk. maanaam nañ leen waxee naan la loolu lay doxee ak lañ fa fekk xawoon na wute tuuti. ñàkk kóolute feeñoon na si. ñàkk kóolute feeñoon na ci du samay kàddu yi ñu dégg la ci presse bi. très bien xamuñu lu ci dëgg ak lu ci dul dëgg. mais loolu lu ñu déggoon la mën nañu wax ni xëy na loolu bokk na ci li nga xamante ni tey. ay raison la yi tax mu bàyyi. très bien alors balaa ñu ñëw si li mu mën a jural askan wi wala secteur bi de façon générale. ndax mën nga ñu wax tuuti SAR parce que bu ñu nee société de raffinage. maanaam segg la ci lépp loo xamante ne nii maanaam luy xeetoo la wala luy bàyyi ko ci pétrole lan mooy liggéeyu SAR. waaw liy liggéeyu SAR xam nga pétrole dafa am li ñuy wax upstream ak downstream. upstream bi mooy lépp luy recherche développement exploitation. mooy li ñoom yenn sociétés yu mag yi comme BP di def. downstream bi mu ngi tàmbali ci raffinage bi. ndax logistique bi jëlee pétrole ba ci géej gi indi ko. ci la bokk ba ci raffinerie yi raffinage bi nag buy jot moom pétrole brut lay jot. pétrole brut mooy pétrole bi nga xamante ni moom lañ jëlee ci suuf. kenn togg ko kenn toggugu ko. pétrole boobu la SAR di togg mu ngi koy dugal ci li ñuy wax tour de distillation. tour de distillation benn xeetu four la four bu rëy bu tàng boo xamante ni niveau wu température bu ne rek am na benn xeetu produit buy génn ci brut bi. niveau température bu ne am na xeetu produit buy génn ci la gasoil yi di génn ci yenn température. essence yi génn ci yenn température yi. gaz yi génn. ba gaz yi ñu toggee. gaz yi ñu toggee. goudron yi. yi nga xamante ni moom la ñuy defee tali bi yooyu yëpp ci pétrole brut bi lay génn. ak kérosène beeg yooyu yëpp. bu ko defee SAR bu génnee loolu. ba noppi daf koy dal di pomper ci dépôt yi dépôt de stockage. bu ko pompé ci dépôt yi nag ñun ñii bu ñu jëndee acteurs yi ñu nekk waa association sénégalaise des pétroliers ak ñeneen bu ñu waxaaleeg SAR ba jënd SAR daf ñuy pompel ci produit ci dépôt yi la ñuy dem ak suñu camion ñu jël ko donc SAR outil bu important la parce que li muy def moom rek ko fi def d'accord 1998 Sénégal ba ñuy def libéralisation bi bëggoon nañ casser tous les monopoles mais monopole SAR kenn kaseegu ko parce que benn raffinerie moo fi nekk donc c'est un outil important. pour dire que tey SAR bu fayoon. SAR bu fayoon fi mu toll nii dina doy waar. waaw cin du tàkk oto du daw. dina doy waar de dina métti. très bien alors balaa ñuy sori si wax jooju dem bi nga xamante ni Locafrique dem na ko. waaw dafa am loo xamante ni xëy na moo si jur njàqare mooy bi ñuy dem yóbbaale nañu 130 milliards pardon yoo xamante ne mu ngi méngoo. millions d'euros ak caution ba. ak lu toll ci 163 milliards yoo xamante ne nii mu ngi jëm si ligne de crédit ñaar yooyu bu si nekk lu muy wundu. ak ban njeexital la mën a am. voilà ay millions d'euros la léegi. en fait xam nga caution bi. da nga koy déposer ci banque pour ñu defaral la ligne de crédit. ligne de crédit boobu pour di mën a fay di mën a couvrir brut. importation brut yi ñëw Sénégal parce que brut bi xam nga produits pétroliers yi. ay ligne de crédit ñoo koy jënd. ay LC yoo xamante ni da nga koy émettre pour fournisseur bi nga xam moo lay jox produit bi. loolu mooy garantie produit bi bateau bi toor la ñëw fii léegi ñoom Locafrique génnewoon nañ leen de crédit yooyu pour faciliter approvisionnement SAR parce que problème mu SAR bi gën a mag mooy approvisionnement. maanaam jëli pétrole bi. mooy jëli bateau brut bi indi ko fii. brut bi 40 jours yu ne war nañu am brut yu bees
am na bu wàcc ay bés bi ñuy romb ba muy wàcc boobu Locafrique mu ngi fi boobu fii ak 40 jours dañ ko war a renouveler buñ koy renouveler Locafrique du fi ne xamuñu nag ci diggante bi ndax ñafane ak kilifa yi jël nañ seen i jumtuwaay wala jëluñu seen i jumtuwaay mais tey bu Xaadim ba ne dafay dem retirer ñaari ligne de crédit am yooyu ñun dinañ nekk ci li ñuy wax incertitude mooy kenn du xamagum fooy taxaw ba ñu ne ñu pexe am na waaw. très bien kon mel na ni fu mu nekk nii xamuñu fileeg 40 jours est-ce que mbir yi dina taxaw wala du taxaw. xamaguñ ko mais daal li ñu mën a xam li ñu leen mën a wax mooy SAR dañoo war a rappeler ni SAR du produire li marché bi soxla yépp 50% wu besoin wu marché bi la SAR di produire 50%. li ci des dañ koy importer tey jii bu SAR taxawee ñi doon importer dinañ continuer importer mais genn wàll gi la ñuy importer gum donc ce qui fait que dina am pénurie dina am jafe-jafe yu mag ba fii ak xëy na ñi doon importer 50% mën a yokk seen i importation te loolu it dafa am ay gàllankoor yu mag parce que dafa laaj koppor dafa laaj ay capacité de stockage dafa laaj ay procédures yu compliquées. Très bien. donc tey SAR bu fekkee ni ñun amuñu benn visibilité ci brut bi la ñëw en plus importation yi dafa am problème boo xam duñ ko régler parce que li ñuy wax diesel oil li ñuy wax essence pirogue bi essence ordinaire bi production SAR la essence pirogue amul fenn fii rek la am donc tey kenn du ko importer bu SAR taxawee mu taxaw nappkat yi dootuñu am essence bu ñu demee géej ñoom xalifa duñu am jën. oui donc est-ce que jamono juñ toll nii mën nañoo jàpp ne fileeg ñeent fukki fan yi ñu dëkkmal mën nañoo fàggu wala ragal pénurie ci wàllu yooyu yëpp. waaw mën nañ ko ragal parce que fi mu toll nii brut bi fi ne pour ñeent fukki fan la bu fekkee ni diggante bi brut ñëw na wala nee nañ ñëw li fi jógee remplacer nañ ko wala ut nañ ay mesures yu ko accompagner ba nga xamante ni bu ñu waree approvisionner waat SAR dañ ko approvisionner sans problème bu ñu waxee loolu suñu xel dina dal bu fekkee ni lu mel noonu amul jëluñu suñuy motuwaay ba brut bi jeex tàkk dëkk bi dina am pénurie ci yenn produits yu bari. alors lu mel ni nga xamante ni dafa bette en tant que professionnel du secteur lan mooy fàggu gi nga xamante ni moom moo si war pour bu ëllëgee ñu mën ko dabu. voilà déjà li ñuy njëkk piste yi ñuy njëkk a joxe pour production bi. mooy SAR Locafrique rek nekk fa woon. Locafrique ba muy ñëw fekk na SAR di dox amoon na ay jamono yu baax amoon na jamono yu métti. waaye ba mu ñëwee nag am na lu bari lu mu soppi. ci approvisionnement bi bu xëyee rek dem dana jaxasoo mais bu jaxasoo ba noppi nag comme société la boo xam depuis 1960 mu ngi fi. jànkoonteeg situation bu ne am yeneen i actionnaire Sahara mu ngi ci. sànq limu ma ko. Sahara groupe nigérian la bu basé wu à Genève ci actionnaire SAR yi lañ bokk. Total ci actionnaire SAR yi la bokk. État du Sénégal via Petrosen ci actionnaire SAR yi la bokk. donc actionnaire yooyu war nañoo mën a toog déjà xalaat ci pexe. bu ñuy approvisionner SAR fii ak ñeent fukki fan. très bien lan mooy enjeu ci ëllëgu SAR liggéey bi nga xamante ni saoudiens yi jotuñu ko sumba te Locafrique waroon ko sumba ba tey sumba ko woon ba dem bi am. waaw léegi dama yaakaar ni nguur gi État du Sénégal moo war a jël ay matuwaayam. toog ak actionnaire u SAR yi jox leen benn feuille de route boo xamante ni buñ ko mënta accomplir. nguur gi jël ay responsabilités. mais déjà concrètement lan mooy enjeu bi lan mooy njeexitalam li nga xamante ni waroon nañ ko sumba te sumbuñu ko. waaw liñ waroon sumb te sumbuñu ko déjà. dina tardel SAR parce que SAR fi mu toll nii dafa war a mettre boppam à niveau. extension bi nga xamante ni bëggoon nañ ko def buñ ko deful. 2023 pétrole bii ñëw SAR du ko raffiné. kon SAR dafay nekk fii di xoole. du mën a bokk ci révolution bi Sénégal nar a am ci wàllu pétrole. beneen bi mooy ñun yàgg nañ dégg ni SAR am na ñu ko bëgg a def dépôt muy hub logistique. waaw loolu moom association sénégalaise des pétroliers daf ko mës a bañ. pourquoi. personnelu SAR dañ ko mës a bañ. li tax ñu bañ ko mooy. activité industrielle bu amatul SAR ñu bëri dañ perte seen liggéey. d'abord beneen bi mooy Sénégal dootul amati indépendance énergétique. parce que produit yëpp yi ñuy consommer bitim réew lañ koy raffiner indi ko fii. loolu dépendance la. dépendance lay créer boo xamante ni da ngay dépendre loolu ci marché bitim réew di dépendre ci coût de raffinage yi di dépendre ci coût de fret yi. loolu du maîtrise li nga xamante ni mooy souveraineté nationale. mooy SAR
ñu mettre ko à niveau Locafrique dem na c'est dommage mais yeneen buntu am na fi ñu mettre ko à niveau financer extension wu SAR ba nga xamante ni 2023 bu brut bi génnee SAR mën ko raffiner. ça veut dire que si perspective bi ñu dëgmal SAR déjà mu ngi hors jeu si jamono ji. waaw fi mu toll nii moom daanaka mu ngi hors jeu ba keroog ñu naan ñi ci tànk bii la SAR taxawee tànk bees bi la taxawee. très bien donc perspective bu pétrole bi ñu dëgmal moom daanaka SAR bokkatu si actuellement. fi mu toll nii ba fii ak mais SAR mu ngi fi demagul. xam nga SAR demagul. te comme li ma la wax benn actionnaire moo dem. mais unité industrielle baa ngi fi. mais xam nga dafa waroon a adapté wu. waaw waroon a méngoog jamono. waaw pour mën a wéyal ab liggéeyam waaye surtout jàmmarloo ak perspective yi ñu dëgmal ba mu jur njariñ. loolu dëgg mais à l'état actuel des choses loolu mënatul ne. mënagul nekk. waaw ci état actuel bi. très bien alors donc wax nga fi sànq ne mën nañu ragal pénurie bu fekkente ne ni ñeent fukki fan yi weesu na mais daf may fàttali leneen lu ñuy dippee stock de sécurité. Stock de sécurité au niveau du Sénégal ndax loolu mën nañ see sukkandiku bu fekkente ne nii li ñu ragal noonu am na maanaam renouvellement bi matalewul. xam nga stock de sécurité moom beneen mbir la. stock de sécurité daanaka du SAR moo koy constituer. mais acteurs yi nga xamante ni dañuy importer. ak ñuy distribuer ñu ngi xool ndax nañ ciy génnee ñuy distribuer mais bu ñu leen ci génnewul importateurs yi ak distributeurs yi ñoo koy constituer. c'est-à-dire société bu nekk ci li ngay liggéey da nga ciy def benn stock bu 35 jours. boo xamante ni dafay nekk ci dépôt yi. stock boobu stock de sécurité la pour réew mi. doo ko jamono ji fu mu toll jamono ji. stock de sécurité boobu. am na fi wala amu fi amagul kenn constitué gu ko. constitué guñ ko kenn mësu ko constitué wala jamono ji constitué wuñu ko. mësuñu ko constitué dafa nekk ci structure des prix bi nekk ci loi mais kenn mësu ko constitué. loolu muy tekki mooy Sénégal jëlul benn matukaay ci wàllu woowu. ci mbirum pétrole. maanaam stock de sécurité moom tey jii ay stock outils ñoo fi nekk. stock outils mooy li nga xamante ni moom la société di utiliser. pour seen activité courante. mais tey bu lenn ne woon këtt ni jonn tey Sénégal amul stock bu mu denc. maanaam tey même si SAR mu ngi doon dox. waaw ñu mën a jëli même bu SAR di dox normalement. stock de sécurité amagul parce que. stock de sécurité d'abord il faut ñu am ay unité de stockage yu ñu ko mën a denc. c'est 35 jours de stock 35 jours ci li pour Sénégal di consommer par jour boo ko calculer ba muy 35. loolu la ñuy jël dugal ko ci ay capacité te kenn du ko laal. capacité de stockage yi ñu koy dugal amagu fi. beneen bi mooy. ci structure des prix bi dafa am ligne boo xamante ni moom mooy rémunérer stock de sécurité. ligne boobu ñun. ñi nga xamante ni ñooy acteurs yi dañoo gis ni dafa des. doyul pour mën a rémunérer stock de sécurité bi. waaw donc ñaari raison yooyu tax na stock bi mënagul. très bien alors li ñu des si waxtu bari mais ñu jeexal ak secteur bi am na koppar yoo xamante ni doxoon na seen digganteeg nguur gi. xaymoon nañ ko ci près de 200 milliards. waaw fan la toll ak ban yaakaar ngeen ci am. loolu am na lu ñu ci jot lu am solo. ay bés bi ñu génn. am na société yu jot 50% ñii 20% ñii 15% selon seen taille. ñun nag. nekkoon na suñuy condition ba ñuy signé li ñuy wax convention collective ci at mii di jeex dañ ne woon état bi da nga bëgg ñu yokk suñu situation employé yi. loolu mooy suñu yéene parce que employé bu amee motivation liggéey bi dox waaye suñuy koppar motewu ko. dañoo bëgg nag lii nga ñu yoral nga fay ñu ko. ci biir kon yokk leen salaire yi si yokk nañ lépp ñun signé nañ ko yokk nañ lépp. yokkal ngeen seen i employé yokkal nañ ñëpp dañoo kontaan. waaw léegi état bi nag. digoon nañu ne ñu balaa mois de juin dinañu fay. ñu ngi ci mois de février fay nañu xaaj bi daanaka lu jege xaaj bi. waaw donc comme juin la ñu wax. am nañu yaakaar ni balaa juin état bi dootuñu yorul dara. très bien alors si lu jëm ci lu yitteel askan wi xam nga jamono yële weesu am na ay tuyaux yu fi tojoon. ñu naan pétrole bi feeñ naa feeñul ba si yàgg on s'est rendu compte que tuyaux yi ñu soloon suuf la alors installation yu SAR yi. ak tolluwaayam ci jamono. ak ni mu mën a juralee aw lor askan wi yéen en tant que association si secteur bi lan moo si. seen gis-gis pour ñu mën a toxal loolu ba faaw. waaw yooyu installation sax ay installation yu yàgg la SAR utiliser guto utiliser tu ko utiliser tu ko. lu tax ki essence bal la sax ak pétrole baak yooyu. non def ko utiliser tul ay installation yu yàgg la SAR am na yeneen installation yu bees. très bien waaw mais quand même. c'est dangereux
donc dañ ko war a jëlee foofu. donc loolu ay vestiges la yu fa des. ay vestiges la yu fa des mais comme population bi mën na cee jot. ça veut dire que danger baa ngi fa. waaw loolu man recommandation bu may jot mooy SAR ak service environnement yi. ñu boole seeni loxo ñu fexe ñu jëlee ko fa. donc ñi daan bënn tuyaux yi am na ñu ne dañ daan bënn tuyaux yi ngir di sàcc di rawale ci. ñooñu nag dañoo sonaloon SAR. waaw parce que ay nit dem nañ ba def seeni kër ci fi tuyaux yi jaar. trafic boobu yàgg na. ay nit yu bënn tuyaux yi def ci ay robinet di ko kii loolu waxuma la sax sàcc bi ñuy sàcc SAR. mais c'est mettant en danger. mais dafa dangereux. loolu mën na taal foofu yëpp. ba tey mu ngi dox wala. loolu man ci sama xam-xam daal. yaakaar naa jugoon nañ ci autorité yi jugoon nañ ci. du ma ne déet mais gisatuma ko fenn déggatuma ko. alors Mady Diaité juste pour terminer yow yaay vice-président association sénégalaise des pétroliers. tey SAR ni nga xamante ni noonu lay doxee. yéen la mooy si seen jàngat. waaw ñun daal li ñuy wax mooy SAR dafa nekk loo xamante ni suñu alal la. li may wax. outil de souveraineté nationale la benn raffinerie la ñu am dañoo découvrir pétrole suñu raffinerie lu ñu bëgg mooy vraiment nguur gi téye ci mu des fi nekk raffinerie nekk ci dëkk bi ñu jéem koo yokk ñu jéem ko defaraat ba nga xam brut bii ñu génnee SAR dana ko mën a defar. loolu mooy seen bëgg-bëgg. mooy suñu bëgg-bëgg. maintenant anam yi muy doxee ndax gis ngeen ne méngoo na ak luy jariñ secteur bi. waaw ñun bu fi SAR nekkul woon ñu toxu. oui mbaa ñu bàyyi li ñuy def parce que. on est d'accord mais est-ce que doxalin bi ak doxin bi méngoo na ak ni ngeen gisee ne noonu la secteur bi di jariñoo. waaw loolu laa lay wax xam nga ñun. li ñu sekk ak SAR mooy approvisionnement. oui approvisionnement bi d'accord SAR joxuñu li ñu soxla lépp. li ci des ñun dañ koy importer wala ñeneen di ko importer di ñu ko jaay. mais conditions commerciales yi ñuy SAR tegal bu ñuy jënd produit feneen du ñu am loolu. bon et puis j'en profite aussi pour féliciter le directeur général Serigne Mboup du dara man acteur la bu ma soxlaa SAR produit ñun dañ koy jënd mais gis nañ détermination bi mu am ak volonté bi mu wane boobu ba léegi ba mu fi nekkee dama koy wax ni rek lii défi bu bees la mais SAR un acteur day ñëw day dem mais SAR dafa war a démarrer défi bu bees la ma leen di ñaanal yàlla dimbali leen pour vraiment ñu relever ko. Très bien voilà donc est-ce que mën nga dalal xel yi ñi jëfandikoo carburant yëpp ci réew mi ci anam yi nga xam ne yéen noonu ngeen ko gérer parce que je crois que bu fekkente ne nii am na lu ñuy ragal muy crainte pénurie bu waaj a ñëw yéen ñi nga xam ne yéen nekk secteur am na ngeen jëlee seen ay matukaay tey jii lan ngay wax ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñooy consommateurs yi en quelque sorte. waaw fi mu toll nii ñi nga xamante ni ñu ngi importé SAR doon na produire ba nii may wax ak yow ni brut am na fi produit am na. bu fi ak ñeent fukki fan. ba fi ak ñeent fukki fan. non moins de ñeent fukki fan. parce que bu dee ay bés ba léegi génnee ci ay bés disons un mois. waaw weer. daanaka weer. léegi nag liy xew ëllëg mu ngi dépendre ci nan la ñuy remplacer moyens yi Xaadim di génnee SAR nan lañ koy remplacer pour brut yi di war a ñëw. ñu mën a ñëw sans problème. ndax retrait bu immédiat lay doon. waaw loolu aussi xam nga du immédiat waxtaan la. parce que ñun lettre Xaadim ba lañ gis. lettre de démission nag ki nga ko jox da koy accepter mbaa mu rejeter ko. wala pour ngeen waxtaan. waaw mën na am et puis ñu ngi koy ñaan suñu borom. vraiment yàlla jubóole leen li leen naqari foofu ba ñu bëgg a dem. bu fekkee ne dem bi c'est pas encore effectif yàlla dimbal leen ba ñu jubóo ñu continuer liggéey. consommateur yi dañu war a tiit wala. consommateurs yi ak ñun ñëpp ñu ngi ci incertitude. donc jàqare gi moom am na. tiitaguñu waaye nag xamaguñ fu ñu jëm. waaw très bien yàlla na si yàlla def saafara. amiin jërëjëf Mady Diaité vice-président association sénégalaise des pétroliers ñu ngi lay gërëm di la sant ci leeral yi. di la jox beneen daje bu sooy suñu borom ëllëg ci beneen kennu askan wi fileek lu néew di ngeen ànd ak Lalla Ndiaye ci seen émission Njàccaar ñu fanaan jàmm ci ITV.